asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan seen site internet Le Monde à Dakar comme ni yéen ko gisee boo leen gisee ñu taxaw fii man ak ki nga xam ne moo di Junior ngeen xam ne actualité rek moo ñu indi ci actualité la ñuy dox actualité yi nga xam ne moo nekk actualité phare ci semaine bi nga xam ne ci la ñu génn dañ leen nuyu bu baax a baax nag di leen dalal bu baax ci seen plateau bi nga xam ne fi la lépp di leeree Junior nuyu naa la. maa lay fay soxna si di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñuy suivre à travers chaîne bi. di ñaan réew bi nga xamante ne ci lañ nekk jàmm sax fi à 100% sunu borom defal ñu jàmm lépp lu fi waaye di yuutu muy lu baax mu am ko te mu doon li nga xamante ne da koy jig. amiin yaa rabbi. jaajëf. amiin kontaan nañu bu baax ci bokkaat ak yow plateau bi nga xam ne namoon nañ la gars yi doon la laajte lu yàgg yàgg fan yëpp ñu lay laaj ana Junior waxtaanam la ñu nam kon nag Junior mu ngi nii tey dañuy waxtaan ak moom lu ci lu yaatu ci point yu bari ay Junior bi nga xam ne temps yi tamit dëkk bi yëngu na dëkk bi coow li bari na ci diggante ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak kii la di Adji Sarr mu jiñoon ko ne da ko violé. waaw ndeysaan dëkk bi taxoon na ñi yëngatu nañ ku ci nekk dafa am li la taxoon jug am na ñoo xam ne sàcc moo taxoon ñu jug am na ñoo xamante ne Ousmane Sonko moo taxoon ñu jug am na ñoo xamante ne maanaam dañuy jugoon pour jéem a attaquer ñii di marche am ñi nga xamante ne mooy ñooñu nervi yi def ko ci ñaawteef yooyu ñuy naan état bi moo leen yow moo leen engagé am ñi nga xamante ne nag peuple bi moo taxoon ñu jug waaye tey jii fii lépp lu fi waay def sa bopp doo ngoo def ndax tey di yàqu-yàqulu yëpp maanaam après ñun ñoo ko ñun ñooy payer les pots cassés comme on dit. waaw ndax am na ay tali yoo xam ne tey baare nañ ko dembeek dikk bi demeetul noonu ñu ñuy contrôler à 100% tey ji ñii tax ñu ne peuple bi moo taxoon ñuy xeex dans les normes bi ñu libéré Ousmane Sonko gars yi war nañu mën a continuer combat bi par rapport ak ñi nga xamante ne ñi ngi leen jàpp tey ji ñi ci deewoon wax dëgg yàlla ñi ngi leen di ñaanal fi ñu yegg yow mu doon ci ñoom ndax tey ji li naan ci àdduna ku dee yaa perte ci ay xeetu combat yi ay politiciens waral ñoom ñuy xeex tey ji maanaam mu ngi nii tey ji boo xoolee ñi doon yàq yow RFM Ousmane Sonko mi ngi daan visite tey waa RFM kon tey ji lépp lu waaye doon wax Youssou Ndour wala léegi lii boo xoolee di nga rus gàcce ku ci nekk moom bu dee gor rek nga yow gàcce mi ngi lay rey ndax kii taxoon yow ngay dem di def naka sulu noonu tey mi ngi koy dem rendre visite tey man gis nga man tey du ma xeexal bàyyu kenn man su may xeexal damay xeex ak peuple bi ku ci nekk saaga nañ fi nit def nañ nit yu lu nekk tey ji mën nañ def ay marches yi nga xamante ne ça c'est des marches pacifiques ñëw tax ay kii rouge ne carrément lii ñun duñ ko nangu te bu ñuy xeex du ñuy xeexal benn nit rek ñoom kii Mari Sagna ñi ci biir mais dans les normes ñun dañu waroon di continuer lii mais lii am na rek ku ci nekk maanaam toog nga dëkk bi calme dellu ci lu mu newoon. alors ci loolu jeune bi man dama yaakaar ni que ñun jeunesse sénégalais ñun ñoo war a conscient li nga xam ne ñun ñoo war a téye suñu réew ba duñu nangu benn politicien ñëw ñuy ànd ak moom pour di toj wala di ko xeexle di ko merle et comme li ñuy wax politiciens yëpp ñoo yam bu ñu amee lu ñu bëgg yow mi di sénégalais yow mi di peuple dañu lay sax fàtte ñun parce que ñun ñëpp loolu la ñuy gis alors ñun jeunes yi ñoo war a am lu ñuy bañ ba bu ñu nangu kenn di ñu yóbbu ci li nga xam ne moom moo ko arrangé nañuy xool li nga xam ne mooy li arrangé suñu réew alors boo gisee bus yi ñu toj politiciens yi seen doom yi yéeguñu ci waxuma ñoom mais seeni doom sax yéeguñu ci bus yi ñun ñoo yéeg ci bus yi boo xoolee Auchan yi ñun ñooy dugg ci Auchan yi di fi ndugg ñun ñooy dugg ci supermarché yu mag yi di ci ndugg di ci jënd si nga xam ne c'est moins cher par rapport ak doguma la station yu ñu toj sénégalais yi ñoo fay am 70% ay doomu réew ñoo fay liggéey Auchan tey marché yi yokku nañ njëg bi te ñun Auchan daf ñu doon jàppale ndax ñun suñu doole demul noonu kon tey à travers Auchan daf ñu doon permettre commerçant yi nga xamante ne ñoom ñu ne dañoo bëgg réew mi tey jii bi Auchan amee lii rek ñoom comme si que dañu yàqamti woon lii ñu yokku seen i njëg mais yow da nga gis jabaru Macky Sall wala doomu Macky Sall muy gën ci mbir di xeex jabaru Sonko bi gaa yi doon xeex anamu doomam anamu léegi kon pourquoi ñun ñuy génn di attardé wu ci ay nit ñi nga xam ne dëgg la fii nii ñëpp a d'accord ci ay marche ndax dañu war a jug pour xeex peuple bi ñu ne gouvernement bi li muy def neexuñu kon tey jii war nañu jug xeex loolu
mais xeex bi combat boobu ça doit être des combats pacifiques. waaw mais tamit waruñu yàqal. mais tamit Junior boo gisee ni président dafa ne par exemple bu ñu takkee morceau rouge dafa yaakaar ni dañoo solu rek normal xamul ni que ku sol takk lu rouge da ngay marche. alors jeunes yi dañoo gis beneen président moom jégalu président moom day juum ndax tey jii France. alors jeunes yi dañoo gis beneen façon jégalu France day am leen lu fa xew. mu génn wax Macron comme ni ko gars yi di waxee rek chaque instant mu génn wax. kon tey jii affaire ay jours flow rek leneen day génn vite fait wax sénégalais nag li ñu ko meree nag mooy tey jii. mënuñu concevoir yow say doomu réew say frère di ñàkk say bakken ngay dem di tricher di def léegi moom tamit kenn mënul comprendre ban genre nit la tey jii bu fekkee da nga am ñi nga xamante ne say doomu réew yaa ngi perte mais da nga war a teel a génn wax ak askan bi. pourtant moom lañ doon déglu pour mu wax nga xam ni waa coow li yëpp dafay arrêté sur le coup mais génnul wax dafa dem ba France ñu interviewé ko foofu mu ne yëgul sax ni coow li am Sénégal. moo tax may la gën a métti ñi nga xam ne Sénégal dëgg la xale bu jigéen bi moom xam nga lii xew ci biir moo ko Sonko xam fii nit mënul toog teg loxoom ci kaamin wax ne xam ne li xew ñoom ñaar la. kon tey jii maanaam kenn mënul juger ndax lii am na wala am na léegi lii waaye fii ku ci nekk di nga ñëwee nga teg sa loxo ci kaamin ne viol amul. loolu leen la mais leen li fa xew loolu ñoom ñaar la. léegi tey dem na ba toll ci benn ampleur bi nga xamante ne. Macky Sall nekkatul peuple bi Macky Sall ak Sonko amaana président bu teeloon génn wax. cool yi mënoon na sax. parce que peuple bi ñu ngi ko doon déglu pour mu génn wax coow li yam fa ba xam ne décès yi même bu doon am ay mort sax du agsi ci lim bi nga xam ne fa la ñu toll tey nga gis ki nga xam ne mooy maître El Hadji Diouf coiffé kii di Adji Sarr ba di ko dicté sax gars yi bi Adji Sarr di def keroog directeur bi nga xam ne mi ngi koy def fii ci sunu naataango yooyu di leeral dañu gis maître El Hadji Diouf bu Adji Sarr waxee sax dafay ñëw kale ne ko non du bul wax lii bul def lii genre nit yi dañoo jàpp que ni la complot la wala ñoom li leen arrangé rek ci la ñuy marionnetté xale bi ci la ñuy poussé xale pour mu koy wax wala mu koy def. ndeysaan di encouragé daam leeral wax dëgg yàlla jeune la bu ambitieux mu tàmbalee ci lu ndaw dem ba yegg si fii kon kooku Sénégal dañ ko war a encouragé wax dëgg yàlla ndax nit ku baax la. du woon en direct ñëpp xam nañ du en direct ndax mën nga def enregistré ndax Macky Sall yi muy def nii yow RTS du en direct léegi maanaam xale bi ñun li ma naqaree ci affaire bi mooy xale bi li muy wax ce n'est pas cohérent amul benn cohérence ci par rapport ak li muy wax moom li nga xamante ne am na axulaay taram gëm na ko te am na yaqin bi am na parfois dina wax fi sa gaay boobu am na certitude ne moom li muy wax lii moo am Macky Sall léegi jaaxaloon nit yi mais bu fekkee day wax di def yeneen matières yi kon gars yi dañuy am doute kantaa nag maître El Hadji Diouf moom nee na avocat la kon tey ji am na droit peut-être Adji Sarr xawma lanam la d'accord buñ koy invité ci ay dara mu koy kii di wax ak moom ay léegi li mais ñun tey ji man je crois du ay Adji Sarr moo ñu waroon. waaw vraiment moo waroon tànn suñu réew mi quoi ba réew bi di. yaakaar naa ni corona rek doy nañu coow. war dëgg yàlla affaire Adji Sarr wala affaire jigéen wala affaire moo def moo deful. waruñu woon a tardé ba yàq suñu réew aussi. xale bu jigéen ñëpp mere nañ ko. waaye erreur bi tamit ci man. waaye waroon dem dugg foofu. ndax tamit ku nekk nit nga tamit. ku nekk yaa xam ni tax nga dem foofu mais. li comme li nga wax léegi daal kenn xamul dafa xew mais moom dafa demoon pour nee na pour def massage xale moom dafa feebar donc dafa xew moom wax dëgg yàlla rek moom moo ñu mën a leeral wala Adji Sarr Ousmane Sonko ñoom ñu wax li nga xam ne mooy li ci am xanaa teg kaamen waat pourtant loolu la ko digal de alors dañuy jógee foofu ci Adji Sarr jàll ci li nga xam ni moo di couvre-feu bi nga xam ni yàgg nañ 3 mois biñ ko joxe waatee léegi tey lañ ko war a lever à minuit. waaw man de su ma doon posé question bu njëkk damay doon laajte importance su. couvre-feu tëj nit yi ndax dañuy farlu temps booy. demal sawee te dem tëddi. ay magum jëmm nag ñeneen demal tëddi nag parce que tey jii boo defee étude war nga ñu mën a expliquer mais couvre-feu bi ça sert à quoi ndax tey am na maire yi nga xamante ne dañuy dem géej. 4 heures du matin la ñuy yeewu. pour mën a am lu ñu joxe dépense. am na ñoo xamante ne seen jën du jar. ay 22h 23h lañ doon dugg ci ay koñ di ko jaay. am na ñoo xamante ne dañ doon jugee géejawaay di ñëw fii pour liggéey si. heure bi ñuy jug
mais loolu yëpp maanaam yaa ngi ko téye kon tey nguur dafa juum ci maanaam par rapport ak couvre-feu bi. mais xoolal léegi xamal li may laajte temps yi passé nii xoolal dëkk bi mi ngi tàng. lu nekk am fi kaa yaa ngi wàññeeku. te temps yi moom lii fi am mën na ko woowee couvre-feu. kon tey jii ñoom war nañu mën a expliquer léegi lan moo tax couvre-feu bi couvre-feu moom sawaay du li nga xamante ne tawaay ñoom teg nañ ko ci yoon. d'après ñoom ndax tey jii may ma ñëw. am na ay doomu aadama ñi nga xamante ne ñi ngi fii dañuy dund seen i ñàkk. ñoom dañuy dund au jour le jour. am na ñoo xamante ne seen loxo demee fa noonu. kon tey ñoom war nañ leen mën a xoolaat di leen saytu bu baax a baax balaa ñu jël décision yi du question Macky Sall moom ak njabootam ak ay ministre am ak ñeneen ñi nekk ci gouvernement bi am nañu rek kon ñeneen ñi ñoom yow am nañu. kon du question ay France day jël décision bi wala yeneen dëkk yi rek ñun dañ ko war a def. kon ñun war nañu xoolaat suñu doxalinu réew bu baax a baax. ñun fii amuñu léegi nag Sénégal tamit moo tax gis nga affaire bi tuggee. ñiy daw ci Auchan yi loolu mooy dëkk bi ñun gars yi ñenn ñi dañoo xiif. ñenn ñi sonn nañu. moo tax pendant ce temps ñii tal ay marché ñii dem di xool lu ñuy sàcc. dem di sàcc ay ceeb ak ay diwlin nag kenn xamatul daal. gisoo ni réew mi moo toll foo xam ne nit yi comme ni nga ko waxee léegi dañoo xiif pour ñu mën ko wax nit yi dañoo xiif pour ñu dundee ci boppam dafa metti ndaxte koo doon gis ni que 23h la liggéeyam daan commencé comme par exemple restaurant yi boîte de nuit 23h la seen liggéey daan commencé jëm fajar léegi gisatoo kenn ku liggéey ñi daan nekk serveur wala genre yooyu noonu léegi bu ñu gisee situation boo xam ne am na dañuy jàll comme ni nga ko gisee ci situation yi nga xam ne moo fi jàll temps ya passé semaine bi ñu génn dugg ci Auchan yi di jël lu ñu am lu ñu yóbbu seen biir kër yi te gisoo benn parent boo xam ne tamit dafa ni doom lii nga fii di delloo ko ci biti dañ ko soxla dañ koy jënd ci waat donc mooy loolu moom daal. waaye nag loolu jumte la. jumte la dëgg la. dem surtout exemple station yi nga xamante ne dajji nañ ko exemple tey. gars yi léegi pour ñu jënd essence dañuy dem bàyyi ville. waaw kat ma koy subir léegi. ñun parce que ñun ñooy payer lu ci nekk maanaam te pourtant ay doomu réew bi ñun manifestation yi tax na taux de chômage bi yokk léegi nag nguur kañ moom lu ñu war a dimbale. feebar bii nii bu nar a jël si ay couvre-feu nañu confiner mu jox ñu lu ñu lekk ñun comme daan la ndax ñun amuñu loolu. bu ñu la confiné waatee joxaat lu ñu la jox loo xam ne mën nga cee dund pendant durant moment bi ñu lay confiné lu di la jox ay benn saako ceeb benn diwlin te loolu yorul nit alors couvre-feu bi daal. kon nañu bàyyi ñu dund ak feebar ndax boo xoolee ñun gis nañu résultat bi dañuy def ay 1800 tests. 100 et quelques ñoo si positif. voilà te temps yële passé. avant lii coow li am boo defee ay 1000 et quelques tests di nga gis ay 300 personnes ñi nga xamante ne ñu ne am nañ ko. kon tey jii ñoom nañu expliquer man xam laa laaj. jéegul ñoom nañu expliquer les cas yi lu koy wàññi ak cas yi lan moo ko yokk ak lii ak lii parce que tey jii nga ne gars yi nañ toog restez chez vous nañu respecté ay kii léegi lii mais coow li am léegi déggatuñu léegi nañu expliquer lan la quoi. parce que man au début bi may gis manifestation nit yi di jaxasoo doo gis ku takk masque te temps période boobu cas yi dañoo wàññeeku. période boobu boo seetloo cas yi dañoo wàññeeku manifestation yeeg yooyu. te terewul minuit ñëpp à partir de 20h ñëpp dañuy dem toogi seen biir kër yi. léegi mais ñoom ci liñ ñu wax ci leeral boo xam ne mën nañu ko wax ci couvre-feu bi moo ni coronavirus bi guddi gi lay gën a dox. waaw loolu moo tax ñu def couvre-feu. kii rab la. alors daal loolu la ñuy wax moo tax ñu waral couvre-feu bi mais comme que dina jeex tey kay alhamdulilah léegi dañuy jéem a dund ak corona bi rek te ñuy respecter mesure barrière di takk masque di utiliser suñu ay gel antiseptique di respecter tamit mesure yi nga xam ni tamit mooy 1 mètre bi yow junior jege nga ma de. bon su ma mënoon rek foofu yow déjà liñ jege nii du yoon alors bu ñu jógee foofu ci dañuy dal ba des ba léegi ci coronavirus vaccin yi nag la ñuy dem xooli. vaccin yi nga xam ni dugg na fi gars yi commencé na ko am na ñoo xam ne 3e âge yoo xam ne wala personnes yoo xam ne commencé nañ leen ko injecté. waaw vaccin bi ne mi ngi indi coow. ndax boo xoolee France ñoom ñu ne. arrêté na delloo seen bos. Sénégal nag c'est que ñun léegi dañuy ressourcé wu lu xaw ci réew ba léegi du tic au tac. dañ koy xam. bañ na xeetu vaccin yi baaxul léegi waaye loolu. duñ ci mën a aborder bu baax a baax. ndax tey jii mooy li mu lay wax rek parfois gars yi communication bi sax mooy xaw a des. ni muy desee mooy. tey jii population bi posé na question bi à savoir. ñun de dégg nañ ne France vaccin bi dañ ko fa arrêté ñun de dégg nañ ne vaccin bi mi ngi reyee nangam.
kon nguur war na mën a yebal benn médecin bi nga xamante ne day jaaxaloog askan bi maanaam leeral leen gën leen xamal ne ah carrément lii ak lii. leen ah lii de wóor na ndax yaakaar naa tamit nguur de ñemewul jël en charge. ne carrément lii dañ ko garanti ba pare tey jii wax dëgg yàlla vaccin bi mu doon li nga xamante ne daf ñuy lor. nguur ñun la fi nekkal. kon tey jii gëmuma ne xamuñu. ndax tey jii wax dëgg yàlla nit moom booy wax da ngay wax sa axulaay taalaay ak li nga xamante ne da nga ko maîtriser. romb Balla Gaye nag ak Tyson mel ni Algor di waxtaan ci làmb nga ñëw naan da nga ciy wax loolu waane na ak sob waaw. loolu moom wax nekk soo weesu ko ba bu ñu génnoon wax ak ñu rassurer Sénégalais peut-être ñoom ñi xam ne ragaloon nañ ko. comme man sama classe gi ba léegi dama koy ragal dinañu xaw a ñeme te ak ni ñu ko déggee nii que ni. sama yaay de démb nee na ma day dem vacciné ko. day dem vacciné ko maman bonne chance alors mais. bonne chance Sénégalais yi ko xam ne ñemewuñ ko moom ñoo ëpp ñi nga xam ne ñoo ko ñeme. fan lay dem. kon duñ dem vacciné wu. day xaar ministre rek la ñuy xaar génn yom wax xool mais ministre bi vacciné wu na. waaw mais dañuy xaar par rapport ak ñu génn ñu leeral ñu. par rapport ak vaccin bi. bu ñu si waxee lu leer. man moom mais boobu léegi waxuñu la ci leer est-ce que di nga toog ba heure bi ñu la siy wax lu leer tamit Junior boo gisee sénégalais li tax kenn ñemewu ko dem vacciné il paraît que maa ngi dégg benn rumeur bi jàll que ni am na kuñ ko vacciné ko xam ne dafa amee woon feeb daf si jëlee waaw mais ay effets secondaires peut-être mën na doon li nga xamante ne mën na amoon ay allergies man je gëmuma ne leen vaccin yi mën na leen. man de ci rumeur bi ma dégg que ni dafa am ko xam ne mag la troisième âge daf ko jël mais dafa am ay effets secondaires yoo xam ne indil na ko dinañ gën a gëstuwaat ci loolu xool information boobu ndax boobu xëy la ou pas alors Junior da ngay tëj balaa dama am benn point dama gis benn journal bind port autonome de Dakar le directeur du port nekk bras de fer ak directeur pêche bi bañ def image yu Cheikh Kanté maanaam boo xoolee foofu bénéfice gis na am foofu Sénégal nag maanaam boo xoolee Sénégal ak coow lu muy rëy yëpp moom au moins mu ngi génn di def liggéey def ay bénéfice et tout maanaam liggéeykat la Ababacar Sadikh Bèye maanaam ku Sénégal war a jàppale la ku Sénégal war a taxawu la ndax tey jii Sénégal ki ñu xam mooy ki nga xamante ne day génne xaalis di maye benn jour damay romb ay géwél di ko wéy di ko wéy moo am leen thank you mooy maanaam ñi ngi jàngal sénégalais yi nappi nii la ñuy amee entrepreneuriat ci affaire u jeune nii ak nii la mais ñun ci ku ñuy gën a supporter mooy kii di génnee di maye non si diw dafa baax diw dafa tabe mais léegi diw boobu exemple tey Cheikh Kanté li muy maye est-ce que moo ko moom waaw non Cheikh Kanté li mu doon ñi mu doon may yëpp est-ce que tey jii mi ngi leen may yow ba léegi bu doon tey jii da doon joxe dépense 10 kër tey jii ñett wala ñeent rek lay joxe kon tey jii ñooñu da leen lor ndax bu leen jàngaloon kon tey jii amaana ñoom duñ sax talal loxo ki nga xamante tey jii mi ngi jël ay initiative di def à travers port autonome Dakar ba Macky Sall jox ko projet wu portu Ndayane lu ci nekk ñu ngi koy jox kon ki nga xamante ne moo yor wàllum pêche yow pêche nga yor Sénégal tey buñ la xamee ñi la xam ñu néew la kon tey war nga mën a sax ne kii de liggéeykat la dama ko war a mën a taxawu mais bul xool ne kii dafa noonu ak diw rek yow da nga war a noonu ak moom mais gis nga parce que gis nga politique àndandoo di jaayante la tàqale koo di jëw sa morom donc yaakaar naa wax sa maaxu morom nag mënul wàññi dara sa mbaax gis nga ne kii mi ngi liggéey da ngay félicité waaye moom amaan na tey ji opportunité yi nga xamante ne gars yi ñi ngi ko doon am foofu kenn amatu ko amatul ministre Dakar woo ay liggéey bi léegi non moom dafa ñëw tëj robinet yëpp ne maanaam liggéey bi nii lay demee kon gars yi dañu war a adapté wu ci maanaam par rapport au système boobu je crois moom dafa ñëw fii pour defaraat kon maanaam ku ci nekk na nga ko jàppale rek ndax tey jii loo gis muy dem rek bàyyil muy dem boo ko jéemee taxawal day mel ni xeex bi yow yàlla la taal bu yàlla taal moom da ngay jël portable non iPhone ngay jël rek teg ko ci mu sa iPhone bi nga ci jël teg ko ci man mu sama bés du ma ko ci di leen bëggee nag waaw kontaan nañu bu baax a baax mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi toogoon di seetaan li nga xam ne mooy waxtaan bu neex bi nga xam ne Kumbis ak Junior indil nañ leen ko tey muy actualité de la semaine nga xam ne moo fi jàll lépp ñu tegal leen ko fii jalal leen ko waxtaan ci ba nga xam ne leen ñëpp di ngeen ci am ay leeral yu baree bare kon Junior ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk internet Ibrahima Khalil Seck sama waa ji moom la àndal ñëw
di ko bëgg lu bëri sama peloo la. ba pare yow Junior taxawal yow Junior saa boo fi ñëw aku bees. waaw man xam nga tey man nitu ñëpp la man damay nekk ak gars yi di bëgg ak gars yi. mënul ñàkk nag àdduna di nga am ay noonu waaye ay noonu kii lay nekk quoi. privé ñoom ñooy sonn ndax ñoo may xool. man noonu privé dama leen a yërëm. seen xol yi di bax ñu leen gën a yërëm mooy maanaam rendre moo ci sax compte. ndax lii naan la haine fait plus de mal à celui qui ay loolu mooy am rek. nit moom da ngay doon nitu jàmm. di nuyu waa jëppal cat ba cat ndax nit moom fi nga dëkk rek nga am. Pape Seck mooy président zone 4B. di ko ñaanal maanaam fi mu tëdd. yàlla na ko sunu borom may jàmm bu baax a baax Samba Diop. Denis Lamental ñi nga xamante ne maanaam Babacar Sall sam waa ji le lapin la kooku gars yëpp maa ngi bëggee di ñaan maanaam réew mi yàlla na ci sunu borom def jàmm bu baax a baax lépp lu waay yuutu daal nañ ko sunu borom defal ci daraje Seydina Mohamed ak tamit ñi ngi jëm ci koor ñi ngi ñaan yàlla dugg ci kooru jàmm ku ci nekk daal ci li ñu dugg na nga ci fasaale sa morom ngir jàmm daal am ci réew bi ki nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw nag lépp moom la jaaxal ak ñun bu image yi moom la montage bu soxoree moom la der ñu ngi lay bëggee saaf nekk ci wet ba ñu ngi koy am isa cacambal xale bu raxaaju bi xale bi sonal nañu snap whatsapp koo gis bëgg xew xale bi sonal nañu laqal nañu fii kenn xamul fii lan la ak tamit ku moom fii le monde à Dakar PDG Ndiaw Fall dama koy bëggee man daf may daaj yi ma Junior sañse bi dama la ko jox ba léegi nag gisagoo doon day ñëw aka cee gaaw nag aka mën a def lu baax ak teraanga aka xam teraanga alors mbokk internet yi noonu la ñuy jaale ñun tamit tëj di remercier ñëpp ñi nga xam toogoon nañ duñu seetaan franchement weeru koor gi nga xam ne ñu ngi ciy waaj a dugg Junior man damaa xaw a ragal koor nag bu koor gi ñëwee du ma wax ak kenn émission lu ma def émission damay toog jàpp sama ñàmb bu ma kenn woo di ziar ñëpp di leen wax ñu waajal ko bu baax a baax ma jox xaalis damay joxe ndogu chaque jour da ngay joxe ndogu. waaw waxal loolu maa la ciy accompagner man Diagne Birame. waxal Ndiaw mu jox xaalis. alors président PDG Ndiaw Fall j'espère que yaa ngi dégg Junior donc gaawal jox ko dafay joxe ay ndogu mbokk internet yi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier ki nga xam ni moo toog l'homme au doigt d'or kii di Kader Diagne lu mu laalu rek baaxul Diagne naar. l'homme au doigt d'or. di remercier waa Kër Massar yi nga xam ni fa laa bàyyee ko sama yaay Kiné Fall sama maam Fatou Sow di leen nuyu Khady Sow maa ngi lay ziar di la bégg ak Ouli Mata sama jéeg bi ci kër ga borom ginaar yu neexi kon di remercier tamit sa ki nga xam ne moom nga àndal comme chaque jour ak ku bees. Père Lamine Ndiaye mu ngi toog Père Lamine Ndiaye dafa am ci benn projet ba nga xam ne dama fa nekk ci waxtaan ak moom mooy conseiller ñoo bokk fuñ dëkk suma père la suma conseiller la di waxaat gars yi ndogu pour tous bu leen ko tardé ci weeru koor bi chaque jour da leen mooy woo rek fu waaye nekk dañ koy jox ndogu. kon mën nga tëj. kon mbokk internet yi ñu leen koy jàpp ba semaine bi di ñëw incha allah rabbi jaajëf. jërëjëf.